ñaari waxtu toftal fanweeri simili ci télévision Futur Média dal leen ak jàmm ci xibaaru marax yi dina bokk te ñuy waxtaane njabootu Mame Matar Gueye jamono ji nag njaxare la ñu amee li ko waral nag kenn ci seen doom rek la ñu teg loxo muy jamono ki ñu dubee Fatou Bintou Gueye nag démb ak léegi kenn tegu ko gët xamuñu fan lay nooyee jamono ji ba tax na waajuram bu góor bi jiite tamit ONG bi di Jamra nee na rek dina ci dem fi nga xam ne rek fa la mbaxane doone benn bu ko defee tamit mu ubbi ci rek li nga xam ne mooy dem foofee ca commissariat central ngir porter plainte leneen lu ñuy waxtaane tamit aju ci li nga xamante ne rek mooy information judiciaire ci jëye ji xewoon foofee ca diwaanu Fatick procureur bi nag di xamle ne rek dinañu ubbi lu ñu duppee information judiciaire ci faatu dawalkatu Jakarta bi di Amadou Lamine Koita loole nag xamle nag tey dinañ dem fekki suñu ndaw yi ñu fa toogal di Aminata Goudiaby bu ñëwaat ci boobule xew-xew njiitu réew mi Macky Sall yëkkati na ay kàddu gannaaw bu ñu doon daloo rek kër gi ñuy duppee maison des transporteurs moom nag yëkkati na fi ay kàddu nee na doy na sëkk nag li nga xam ne moom la ñuy nemmeeku mu aju ci wàllu accident yi ni ñu baree ci réew mi ñu jël matuwaay ku ci defati nag su dul noonu rek yoon dal sa kaw bu ko defee rek ñu mën a xeex lépp lu aju ci xeetu jëfin yi ni mel ci cosaan ak aada ci càppandaw bi lay doon dinañ dem ba ca diwaanu Ngor wax ci li ñuy duppee Symphonie des Arts mu ab galerie bu yees buñ fa ubbi jagleel ko ñi nga xam ne ñoom ay collectionneur lañ wala sax ñëpp ñuy safoo wàllu art ñu ne nag ay collection yu toll ci ñaari junni lañ fa dajale rek mu bàyyi ko ci lu toll ci ñaar fukki dëkk ak ñeent ñu ne nag leneen luñ ci jublu rek mooy dundal cosaan ak aada jaarale ko ci art fii ci réew mi mbokk yi li moo di ponk yi ngeen taaxeerlu tuuti ñu yaatal ko. mbokk yi dal leen a jàmm ci xibaar yi nañ ko waxee ci ponk yi rek Fatou Bintou Gueye di doom ci ki nga xam ne rek mooy Mame Matar Gueye ñu gën ko xam ci ONG Jamra ñu ne nag démb ak tey kenn tegu ko gët kooke nag démb rek lañ ko gëj a gis ba tax na jamono ji njabootam ñu ngi ci ay njaxare xamuñu ci lan la nekk ba tax na rek ñu ne dem nañ foofee ca commissariat central bu Ndakaaru rek ngir porter plainte bu ko defee rek takk der yi mën a topp mbir mi ba xam ana lan moo ci wundu dinañ dem tamit ca diwaanu Fatick ak leneen xew-xew bu fa amoon aju rek ci Jakarta man boobu ñu faatoon di Amadou Lamine Koita moom nag altine jee la faatu ba taxoon rek juróon na coow lu bëri foofu ca diwaanu Fatick ñoom nag jamono ji ñuy wax ak yéen procureur ba nee na dina ubbi ab information judiciaire bu ko defee ñu xool nees def rek ngir affaire boobu gën a leer ci gëttu askan bi dañu dem fekk suñu ndaw bu ñu fa toogal Aminata Goudiaby gannaaw ba ma la nuyoo ana lañ mu mel ni daal moom dara leeragul dañu dellu rek ci commissariat central bu Ndakaaru fekki fa suñu beneen ndaw di Mohamed Samb jamono ji ñuy wax ak yow yaa ngi foofu nga waxaat rek li nga xam ne rek moom lañ mët a jàpp ci doomu Mame Matar Gueye bi nga xam ne moom démb ak léegi rek kenn tegu ko loxo mu doon loo nga xam ne rek askan wi ñu ngi koy dégg ci rajo yeeg ci télé yi su subaak léegi mu doon loo xam ne rek daanaka mënees nañu wax ne lu yees la dañu dem fekki fa Mohamed Samb gannaaw bu ñu la nuyoo ana lan lañ mën a jàpp ci mbir moomu. waaw Ibrahima maa ngi lay nuyu di nuyu mbokku téléspectateurs yi ñu ngi fii ci commissariat central bu Dakar ak imam Matar Gueye bi nga xamante ni doomam bu jigéen dañu wax ni dafa réer depuis démb moom nag tey ki ko convoqué woon moo di commissaire central bu Ndakaaru jamono ji ñu ngi ak Mame Matar Gueye ñu bàyyi leen ngeen déglu ko imam ndax mën nañ xam sa ñëw fii sa convocation ak commissaire bi nga xamante ni yaa ngi doon waxtaan ak moom nan la yëfi tëddee ak xale bi li ñuy wax ni dañ ko porté disparu yu naka la demee. waaw xam nga en mai 2016 dama jotoon ay menaces très précises boole ci di tudd xale bi naan boo moytul di dugg lu sa yoon newul sa doom bi ñuy wax Fatou Bintou Gueye xam nañ école bi muy jàngee heure yi muy dugg heure yi muy génn donc c'était clair ba ma ko waxee suñu njiitu kuréel Imam Massamba Diop mu daal di woo le directeur général de la police nationale Oumar Mal boole ñu avec le commissaire de la police judiciaire yàgg daal di ñu boole avec le patron de la DIC muy Ousseynou Diop waaw kooku laaj ma numéro yi ma waaji doon wooye jox naa ko léegi ñu daal di def ay réquisition ci opérateur de téléphonie yooyu 2 jours après
commissaire u dig bi Ousseynou Diop woo ma ne ma localiser nañu waa ji mu nga Richard Toll benn enseignant la jàpp nañ ko noonu lañ ko jàppee jaaree ko ci yoon tëj ko écroué ko donc 2016 ba léegi ñu ngi ci jàmm waaye xam nga fan yi Jamra ngi ci ay combat contre la pédophilie contre nu mu tuddati la propagande LGBT et cetera bon bu fekkee nag sama doom dañu menacé woon te dafa tàmm di ma tàggu saa wu reere ba noppi parce que elle est passionnée de sport daw defi un peu de footing foofu ci centre aéré BCEAO nga xam ne c'est à 200 mètres de chez nous dama ko daan bàyyi buy dem bon ay 30 minutes rek lay def ñëw yàgg na ko def y a pas de problème waaw bu ma tàggoo ma toog ba minuit gisuma ko j'ai des raisons d'être inquiet ma daal di woote boîte vocale ba 2 heures du matin boîte vocale alors ma toog ba fajar ba léegi ñu ngi nii nelawuñu gisuma ko seet naa ko ci koñ bi wër nañu BCEAO bi yëpp gisuñu ko alors ma daal di alerter waaw si sama page Facebook def tamit li ma yoon may j'ai saisi personnellement le commissaire El Hadj Cheikh Dramé mu daal di ma boole bu commissariat central mu daal di ma boole avec le patron de la sûreté urbaine mu di le commissaire Bara Sankhale voilà il a envoyé ses hommes dans la localité bi nga xam ne fa lañ ko gëj a déggee mooy Yoff voilà j'ai été surpris tout à l'heure benn mère de famille jiitlante ak njabootam indi ko voilà waaw léegi xale bi feeñ na kon waaw ñu ne ma feeñ na ma woo commissaire bi mu ne ma ñun ñu ngi nii dans la localité ñu ngi di ko def ay recherche ma ne ko xale bi day mu ngi nii mu ne ma indil ma ko tout de suite alors indi naa xale bi mu ngi en interrogatoire voilà léegi maa ngi ñëw nii delluwaat ci salle bi voilà commissaire yaa ngi koy interroger. lan lañ mën a jàpp jamono ji ci audition bi déglu bi nga xamante ni yaa ngi koy amal ci sa diggante commissaire. bon commissaire mu ko def man la jëkk a déglu man nettali ko li fi xew depuis 2016 mooy li ma la wax léegi léegi nag génn na dugal nañu xale bi ñu ngi koy interroger. kon yow daal da nga jàpp ni combat yi ngay mënee di maanaam yëkkati sa kàddu di ñaalu wàllu LGBT ni nga ko waxee ak góor jigéen yëpp moo tax daal yëf yi demee nii tey. waaw xam nga man yàlla dafa dogal du ma commissaire du ma juge je ne suis pas un spécialiste des enquêtes criminelles mënuma loolu rek en tant que père de famille sama doom réer na ma yuuxu wàllu rek waaw loolu laa mën maa ngi. xale bi ñëw na sain et sauve wala mbaa amul dara lu ko kii. mu ngi nelaw rek xaw ma qu'est-ce qui se passe. voilà léegi nag commissaire bi nee na ma naa ko may mu entendre ko après dina ma woo ñu tirer conclusion waaye daal fi mu ne ñu ngi sant yàlla sant presse bi sant ñëpp sant tamit les hommes du commissaire Bara Sankhare ndax tey ñoom dugg nañu Yoff fouiller partout alors ba yàlla dogal tous ces efforts conjugués ont fait que xale bi feeñ na léegi nag commissaire yaa ngi jéem a tirer au clair cette affaire ba xam li ne ci suuf lan la. voilà ñu koy jaajëfal moom Mame Mactar Gueye Ibrahima dégg nga li mu wax. nee na xale bi ñëw na ak si jàmm mais jamono ji dafay nekk di nelaw rek ñoom nag ñu ngi wéyandi audition bi fii ci commissariat central moom Mame Mactar Gueye bu ONG Jamra ak ki nga xamante ni moo di doomam bu jigéen bi nga xamante ni réeroon na ba jamono ji feeñ na daal. di leen ci mën a jàpp. sëñ bi Samb ñoo ngi lay jaajëfal cant ak ngërëm ñenn la ñu bàyyi la nga wéyal liggéey bi ñu dem fekki suñu beneen ndaw bu ñu toogal ca diwaanu Sine foofee tamit ca Fatick altine be ñu génn rek dawalkatu Jakarta boobu Amadou Lamine Koita te moomoon jàmmarloo bu ñu jortoon ne dafa dox digganteem ak takk der yi rek ba mu mujjiti ñàkk bakkanam jamono ji ñuy wax ak yéen nag ñu ne procureur ba diwaan ba ubbi woon na sa rek lu ñuy duppee information judiciaire ngir am ci li ci gën a leer dañu dem fekki foofee ca diwaanu Sine Aminata Goudiaby gannaaw ba ñu la nuyoo ana lan la ñu mën a jàpp ci boobu la xew-xew. li ñu gën a mën a jàpp ci xew-xew boobu wax nga ko sànq procureur bu Fatick Abdou Aziz Danfakha mi ngi doon jàkkaarloo taskatu xibaar yi moom nag li nga wax loolu la wax nee na faaw ñu ubbi ab information judiciaire ba xam fu dëgg gi féeti ci deewuk Amadou Lamine Koita ji nga xam ni dawalkatu moto Jakarta la woon bu am 26 ans li waral loolu nag moo di dafa am ay témoins yu bëri yoo xam ni ndeke ñoom dañu dëggal li nga xam ni moom la xarit yi Amadou Lamine Koita yi wax ak itam famem maanaam policiers yi bi ñu ñëwee Mboubaan bi ñu leen waxee ni dafa am ay xale yu tux yamba foofee ci Mboubaan bañ fa demee dàqe ji leen ba jàpp Amadou Lamine Keita ak beneen moroomam
biñ leen fouillé gisuñu ci woon gisuñu ci ñoom li ñu woowee yamba dañ leen yóbbu woon te plage bu Malango doon leen dóor yu metti ngir ñu wax leen ñan ñooy jileer yi nga xam ni ñoom ñoo leen di jaay yamba bi. ginnaaw ci dóor yu metti yooyu nag la ñu yóbbu Amadou Lamine Koita ci hôpital régional bu Fatick ay simili rek lañ ci teg mu faatu loolu nag biñ ko waxee policiers yi ñoom it ba léegi ñu ngi weddi ne ñoom laaluñu ko biñ ko dàq jee gisuñu ci moom yamba dañ ko bàyyi mu dem. ñaari wax yu waroo yooyu nag moo waral ñi nga xam ne ñoom ñoo yor wàllu yoon bi fii ci région bu Fatick ne faaw ñu ubbi ci ab information judiciaire mbir mi itam bëri na yoo xam ne ba léegi leeragul ndaxte nit ñi xamal ni ci hôpital itam am na constatation médicale bu personnel de santé bi def foofu nee nañu Amadou Lamine Koita bi muy egsi foofu ci boori ñetti waxtu ci ngoon mi ngi doon génne ab muus maanaam tiflit yu xaw a xonku ci gémmiñ gi ak itam ci bakkan bi laata ñu koy jéem a réanimer ci loole nag la ñàkkee bakkanam yooyu yëpp nag moo waral procureur jàpp ne mbir mi leeragul te itam enquête bi moom mu ni daañu ci dem ci ni mu gën a xóotee ba xam fu dëgg gi féete ndax police maam ñoom ñoo ko dóor ba mu faatu wala itam police ci li ñuy wax ñoom ndax dëgg la wala du dëgg procureur Abdou Aziz Danfakha nee na enquête bi nga xam ni ci la ñu jëm dana ko leeral. Aminata ñu bàyyi la rek nga toppal ñu boobule xibaar ngir ñu mën ko jagleel askan wi leneen la ñuy waxtaanee dem ba ci diwaanu Kédougou foofu tamit lu takku rek la ñu jàpp ci ay médicaments yu baaxul maanaam garab yi ñu jëfandikoo ñu xayma ko ci lu toll ci 200 millions ak lu tegal ñu ne nag camion frigorifique bu bàyyi ko woon diwaanu Guinée Conakry rek moo yeboon li ni mel ba tax na rek ki ko daan dawal. teg nañ ko loxo yóbbu nañ ko tamit fa mba xam ne doone benn ñu ne rek ak prise boobu rek ñu ngi xayma ci li nga xam ne douane jot na ko jàpp ci 200 millions ak ñeent fukk ak lu tegal. del si wax ci dem beeg dikk bi rek ay xeetu accident yi ñu nemeeku ci tali bi loolu nag njiit réew mi Macky Sall yëkkati na ci ay kàddu di sàkku ci dawalkat yi ku ci nekk nga yokk taxaw wala farlu bi bu ko defee rek yenn xeetu jëfin yi ñu moytandiku bu ko defee tamit ñu mën a wàññi accident yi fii ci réew mi loolu nag yëkkati na ko rek gannaaw bu ñu doon daloo li ñu duppee maison du transporteur foofee ca Sébikotane ñu teew lay kàddoom ci micro Ousseynou Thiam. loolu dafa war a denc ci réew mi. il faut donc que li ñu bëgg nga xam ne Sénégal émergent la war a def ay autoroute ay tali yu bees il faut que aussi comportement yi ci volant yi ñu xoolaat ko loolu dañ koy lancer appel war nañu def loi bu bees bu ñu tuddee loi d'orientation boo xam ni bu ñu ne mode de transport yu bees am na autorail bu bees TER am na BRT ay bus yoo xam ne seen yoonu bopp la waaye ñooñu dañuy liggéey ak bus yi ngeen yor parce que yéen a mën a dugg ci roq yi ak fi gën a sore indi il faut que donc partenariat boobu ñu tabax ko ba nga xam ne lépp dana nekk harmonie ci biir réew mi kon lii ngeen tàmbali dañ ko war a renforcer yokk crédit yi yokk bus yi loolu nag day fekk effectivement nii ngeen ko tàmbalee te ñu wax ko fi ñu maintenir loolu. ñu desandi ak njiitu réew mi Macky Sall ak kàddu yi nga xam ne rek yëkkati na ko gannaaw bi mu génn rek wax ci doomu Sénégal yi nekk ca Chine foofee ca Wuhan di bërëb wala sax dëkk boo xam ne rek lii di feebar coronavirus dafa sonal askan wi lool. am ñu doon sàkku rek ci kilifa yi ñu indi leen fii ci réew mi moom nag dafa ne woon rek nguuru Sénégal xëy na amul moyen yi ngir mën a indi loolu te jumtuwaay ci war yëpp xëy na dajalewuñu ko mu jàpp ne nag am na ñu jël kàddu yooyu déformé ko ba jamono ji juróon na coow ci réew mi ñu teewlu ay kàddoom ci micro Ousseynou Thiam. ci kàllaama nasaraan. À chaque déclaration, des gens vous corrigent dans ce pays. Certaines personnes passent à longueur de journée à épiloguer sur mes propos. Ces gens ne font rien, ils ne travaillent pas. Juste toujours écouter la radio et me... ci kàllaama nasaraan wala boog kàllaama tubaab ndax réew mi loo wax rek ñu corriger la loo wax rek ñu ne président nee na lii ndax daf ci am ñoo xam ne amuñu liggéey amuñu paltu amuñu place lu dul toog di déglu rajo lu président wax ñu yàq wax ji ci loolu la ñuy dund suba ak ngoon kon président xam naa lu muy wax lu ne léegi war na ko xool bu baax a baax. ñu desandi ak mbiru coronavirus ak ki njëkk fii ci continent Afrique di ñu gis ko fa ca réew Égypte mu nag
ab doomu chinois rek ñu ne nag jëwriñ bi ñu dënk lépp lu aju ci wërgu yaram mu dëggal bi na xibaar bi ñu ne nag jamono ji ber nañ ko rek ci benn hôpital bu nekk foofee ca diwaanu Caire ñu desandeek loolu ak matuwaay yi nga xam ne rek ministre yi jawriñ yi ñu dënk lépp lu aju ci wàllu wërgu yaram ñu féete ci zone CEDEAO jël matuwaay ngir mën a fexe rek ba xeex boobu ñu bokk ci ni ñu koy songe rek bu ko defee ñu mën ko jële ci réew mi Fatou Bintou Konté ñëwaat ci seen ndaje bi ñu doon amal. ni amoon fii nga xam ne moom moo di Bamako te jëmoon ci wàllu coronavirus bi nag démb la jeex fukk ak juróomi jëwriñ yi nga xam ne ñoom ñoo liggéey li jëm ci wàllub santé ci état membre de la CEDEAO nag ñoom ñoo amaloon bi de réunion coordination te nag ñu tënkoon benn communiqué final boo xam ne ci juróom-ñetti poñ lañ ko taxawal ba tax ni bi réunion bi jeexee ñoom ñu décidé renforcer li nga xam ne moom moo jëm ci seen wàllu lëkkaloo seen wàllu waxtaan ak tamit seen wàllu collaboration ñoom état membre yooyee ngir mën a préparer li nga xam ne moom mooy épidémie coronavirus bi lee surtout nag ci wàllum collaboration ci diggante frontières yi la ñoom ministre yooyu décidé nañu it renforcer li nga xam ne moom moo di surveillance ci ni ñuy duggee ci dëkk yooyu bu fekkee sax voie aérienne la maanaam avion yi la wala voie terrestre la wala it ci géej gi la ñoom ministre yooyu décidé nañu tamit gën a renforcer li nga xam ne moom moo di seen communication ak askan wi gën leen a xamle li nga xam ne moom mooy épidémie bi ngir mbetteel du leen ci fekk gën a renforcer it li nga xam ne moom moo di seen wàllu prise en charge ak tam seen diagnostic ba su fi maladie bi taxawoon tey jile ñoom ministre yooyu décidé nañu tamit taxawal benn plan boo xam ne dina leen mën a permettre ñu dékku bépp dépense boo xam ne état membre yi dinañ ko jànkonteel ñu bëgg it tamit promouvoir li nga xam ne moom mooy effort yi ñu fas yéene def pour mettre à profit lii di santé bi fii ci dëkk yooyu nga xam ne moom ñoom ñoo ko sekk ñu décidé it tamit taxawal ay mesures yoo xam ne dina leen permettre ñu gën a am xaalis mën a fournir li nga xam ne moom moo di médicament ñoom dëkk yooyee te it ay matériel ci laboratoire yi ngir mën a xeex li nga xam ne moom moo di coronavirus bi lee ñoom nag ñu décidé liggéey bu baax ñoom ak ñi nga xam ne ñoom ñooy gouvernement chinois ñoom 15 pays états membres de la CEDEAO yooyu ngir ñu gën leen mën a surveiller li nga xam ne moom moo di état de santé seen nit yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci Chine jamono ji ñoom loolu la ñu décidé. Fatou Bintou Konté coronavirus boobu sax ñu ñuy xamal nekk rek te réewu France am na benn doomu Chine bu mu fa faat rek kooku amoon lu toll ci juróom ñett fukki at paye ko woon Chine nag ñëwoon rek ci mbiru tourisme foofu. ñu ne nag jamono ji jawriñ bi ñu denk lépp la ju ci wàllu wér-gu-yaram di Agnès Buzyn moo yëkkati boobule xibaar di ko xamle rek mu ne nag ci fukk ak benn yi nga xam ne amoon nañ feebar bi daanaka ñeent yi moom wër nañ ba dellu seen kër juróom-benn yi jamono ji ñu ngi leen di topp ca l'hôpital ya ñu wax ci jëye yi wala jafe-jafe yi lii di xeesal di jural ñenn ci askan bi ñu ne nag weer wu nekk wala ñaari weer yu nekk ñu gis ci ko xam ne rek dañ ko indi institut d'hygiène sociale ngir mu faju si ñeneen ñi nag ñi sumb xeex bi bokk na ci ñi nga xam ne rek ñooy association internationale d'information sur la dépigmentation muy ñuy xeex lépp lu aju ci wàllu xeesal ñi nag dinañ sumb xeex bi bu ko defee ñu mën a sensibiliser askan bi ñu moytandiku yenn xeetu jëfin Maimouna Ndiaye àndoon ceeg Modou Diop. askan wi nga xam ni ñu ngi diwoo xeesal fi mu toll nii seen lim di gën a yokku tiital na ñi nga xam ni ñoo fare ci AIDA di kuréel goo xam ni moo ciy yëngu ci seen biir assemblée générale ñu fësal fa beneen tëralin bu bees boo xam ni dañ koo dëxañ ci juróom benni poñ. bu ci njëkk mooy affaire sensibilisation mooy ñaax askan bi ci xeesal lan la mun a gàllankoor ci dundinu doomu aadama wax nañu aussi du dundinu doomu aadama rek parce que léegi boo déggee ñu naan santé humaine moo naan santé humaine santé animale ak santé environnementale yépp la ñu boole rek tuddee ko global health tuddee ko one health donc produit yi ñuy jëfandikoo il faut que nit yi bàyyi xel ne du doomu aadama rek lay lor mun na lor mala yi mun na lor environnement bi. kuréel gi seetlu itam ni cancer yi nga xam ni xeesal moo koy joxe ñi ngi gën a law. ba fi may wax ak yow nii mën nañu seet peut-être lu mu tuuti ñetti weer yu nekk dina am kenn koo xamante ni ñëw na consultation ñu hospitaliser ko fekk cancer la indi cancer nag lu tax ñu ciy gën a insister parce que diggante ngay jëfandikoo produit xeesal bi ak diggante cancer bi di feeñ mun na dem bàyyeeku ba def fukki at wala ba def ñaar fukki at te bu boobaa yow mun nga xeesal juróomi at yu njëkk doo gis dara sa yaram nga ne lii du ma def dara ngay continuer fekk nag complication à long terme yi te cancer bokk ci moom moo lay yóotu te malheureusement fii cancer bi nu muy melokaanam day niroog góom boo xamante ni du wér. ci seen xeex bëgg nañu itam gën a ñaax pharmaciens yi ndax am nañ ci wàll. Sénégal amul système boo xamante ni système de cosmétovigilance maanaam bala ñuy jaay produit cosmétique
ci marché bi ñu saytu ko seet ba xam def ay analyse toxicologique. Sénégal am na laboratoire toxicologie ba ne leen garab cosmétique bi kat diwu yaram bi kat mun nañ ko utiliser ci deru doomu aadama te du ko gàllankoor. Sénégal nag deful loolu ba tax na xëy na ñoom mun nañu importer ay produits ñu yaakaar ne produit de qualité la fekk produit bi ay hydroquinone wala ay yu mel ni corticoïde moo ci nekk te bu ko nit ki jëndee jëfandikoo dina am ay complications ba loolu waral mu ñëw hôpital. ci fàttali jàngat yi nga xam ni amaloon nañ ko ay études yoo xam ni def nañ ko Pikine Parcelles Assainies ba ca Kaffrine ci atum 2018 jàpp 2019 li mu wane woon rek mooy askan wi ñu laaj ci téeméer boo jël juróom fukk ya ñu ngay diwoo xeesal mu mën leen a gaañ. Maimouna Ndiaye ñu wax ci njàng meek jàngale mi ak waa SADEF di syndicat autonome pour le développement de l'éducation et de la formation ñoom nit ñi sàkku ci kilifa yi ñu gën a jox gëdd ñi nga xam ne rek ñooy jàngalekat yi bu ko defee ñu gën a mën a am taxawaay boo xam ne rek li war ci gone yi dinañ leen ko mën a jox. Alhassane Ba ci liggéey bi àndoon ceeg Modou Diop. jafe-jafe yu jëm ci statut jàngalekat gi nekk li ñuy waxtaanee ci ndaje mi ni mel liñ ci sàkku nag mooy fexe ba xaatim ay yoon yi ñuy jaar ngi ñuy fexe nag ba gouvernement bi ci boppam jóg ci li ni mel pour SADEF gouvernement boobule sax daanaka joxul considération bi war kii di jàngalekat bi. dañ leen di agressé dañ leen di violé te loolu gouvernement di continuer di leen ñàkkal fayda di leen manquer de respect loolu bu yàggee dafay déteindre sur l'image de l'enseignant ba pare aussi dafay ñëw di remettre en cause son statut ba pare di bafouer sa dignité te ci kaw loolu dañuy wax ne le gouvernement du Sénégal na def ci lu mu gën a gaawee mu instituer un système de protection sociale nga xam ne jàngalekat bi pendant que day nekk en activité wala bu fi jógee nga xamante ne bi moom wala ay njabootam dañu ko nekk dans situation décente parce que dañu gis ne jàngalekat bi boo defee fanweeri at wala lu ko ëpp ngay jàngale normal servir l'état du Sénégal bés boo demee retraite da ngay nekk ci situation de déchéance bu doy waar dañuy gis ne jàngalekat bi boo defee loolu pare aussi wala boo décédé sa njaboot dañuy gën a torox. jafe-jafe yi nga xamante ni suñu système éducatif bi am na ko nekk na itam li soxal SADEF ñu jàpp ni ki ko waral nag nguur gi la ndax respecté wul engagement yi mu jëloon. dafa am crise bu nga xam ne moom moo opposé jàngalekat yi ak état du Sénégal parce que nguur gi moo signé woon ak ñun ay accord depuis le 17 février 2014 te ba léegi appliqué wu ci dara te bañ koy signé président de la République moo ne woon accords yi c'est des accords réalistes c'est des accords réalisables beneen crise bi dafa nekk ci biir mouvement syndical bi parce que comme avant le mouvement syndical était uni était fort mais gouvernement du Sénégal jaarale fa ay élection yooyu tey jii xàjjale na jàngalekat yi mu am ñaari pôle te gouvernement du Sénégal dafa violé de manière flagrante la convention internationale 87 la convention internationale 98 en matière de négociation collective et de dialogue social parce que di def lu ko neex di def yëfu maa tey. syndicat autonome pour le développement de l'éducation et de la formation ñaawlu itam agression yi nga xam ne ñoom jàngalekat yi dañ leen koy faral di def mu bàyyi ko ci seen élèves yi. Alhassane Ba ñu wax ci cosaan ak aada dem ba ca Île de Ngor foofee nag am na fa ab galerie bu yees boobu bi ñu duppee la symphonie des arts ñu ne nag lu toll ci junne objet boo fa ñëwee di nga ko fa fekk mu bàyyeekoo Afrique Asie ak Océanie ñu ne dañ ko jagleel ñëpp ñi nga xam ne dañuy faral di doxantu si foofee ca Île de Ngor itam ñi xam ne ay collectionneur lañ ak képp kuy safoo li nga xam ne mooy art Mame Birame Diouf ci liggéey bi àndoon ceeg Amadou Ba. ci xàll wi nga xam ne nag ñi fi tegu takku nañ lool jaar Ngor dem ca île ba soriwul dara foofee nag li nga xam ne nag moom lañ fi fekk muy ab cadre bu am solo ñu dippee ko symphonie des arts doon ab galerie bu nekk ci biir xolu Ngor. wax nañ fi ay objets yoo xam ne jóge na si dëkk yu bëri lu si ëpp 27 pays mu ngi fii ñu dajale am na Kenya Maroc Syrie Thaïlande. ba Asie am na fi am nañ ay statue bronze am nañ yoo xam ne bois la am nañ aussi ay peinture. mu doon ab collection œuvre d'art goo xam ne nag mu ngi fi ay objets yu jóge ci réew yu takku. am nañ fi plus de 2000 objets. waaw parce que Sénégal pa bi li tax mu choisir Sénégal yàgg na ñëw Sénégal bëgg Sénégal ancien reporter la wër na monde bi yëpp da doon ñëw Sénégal ay temps di def fii nii
exposition moo tax mu bëgg Sénégal. Sénégal dëkk ak cosaan dalal kon galerie bi ak collection yi nga xam ñu ngi fi tollu sax ci ñaari junni pièces. ñi ñu ciblé mooy ñi nga xam ne dañ bëgg art maanaam dañuy dund art ñi nga xam ne dañ bëgg peinture am na ñoo xam ne sculpture moo leen neex am na ñoo xam ne leneen moo leen neex. Symphonie des Arts nekk ci ñetteelu plage bu Ngor bi doon ab cadre goo xam ne nag ubbeeku na ñu fekk fi ay statue ay masque ay tableau doon ab bërëb boo xam ne nag visiteurs yi dinañ fiy ñëw di nemmeeku liggéey bu am solo bi. Ambiram Diouf cant ak ngërëm ñenn la yéen tamit naka noonu ci teewlu beeg safoo bi ci kanam tuuti Chérif Diop dina fi teew jukki leen xibaar yi ci tubaab jërë ngeen jëf.